am sunu xalifa Cheikh Ayaawul Cheikh Talibou Cheikh na Cheikh Sadbou mi nga xam ne vision yàlla alhamdulilah vision bu noble la te it wax dëgg yàlla ay kàddoom discours am ku ko dégg xam ni kii ku bëgg a liggéey la ku bëgg taalibe yi nekk benn la ku bëgg taalibe ànd la déclaration am ci stade bi la mu wax keroog nee na taalibe yi yëpp nañu xam ni taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou la ak ku fi am loo fi am ak loo fi man ak shérif bu mën a doon Cheikh na Cheikh Sadbou mooy branche bi man maay premier taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou kon yéen ñëpp taalibe ngeen doon te ba ngeen di war a nekk taalibe bëgg a nekk taalibe bëgg nekk taalibe nag yomb na yombul parce que wax kese du nekk taalibe jëf mooy nekk taalibe kon nag nun bu ñuy joxee jëfukaay muy dossier bi nga xam ne si moo ëmb projet Nimjaadi yëpp kon sas nañ ñu sas bi mooy liggéeyloo nañu liggéey bi mooy tarbiyuloo nañ ñu ma parce que tarbiyoo nañu parce que tarbiyu moo am solo parce que tarbiyu kat mag ñi moom lañu daan def àgg fa ñu àgg kon nag bu ñuy joxee lu mel nii ñu ni taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou lañu kon war nañoo takkaat suñuy tubéy takkaat suñuy ndigg ci liggéey bu rafet bu jekk baax ci xam ne lu ci waaye def sa bopp nga ko defal waxuma la sax ku def ci jàkkaaki jumaa ki ay dispensaire yooyu yoolu bala yàlla di bindal yoolu ñëpp a ko xam ulama yi daañu ci dellu si mais ku ko def itam def ko te kër Cheikh na Cheikh Sadbou je crois que loolu am na solo ba nga xam ni yaakaar ji foofu gën a bare kon yàlla nañu yàlla dimbali barke Cheikh na Cheikh Sadbou ba lii nga xam ne simbu nañu ko yàlla defoon ci ndam lu ëpp suñu njort te gëm naa ni buñ ci taxawee nun ñëpp lii dana sotti ak na mu sottee parce que taalibe rekk lañu ci taalibe la ñuy bëgg ku nekk am na koo xam ku nekk am na foo mën a dugg ku nekk am na sa xarit kon mbir mi mbirum ñëpp la na ci ñëpp taxaw ku nekk koo xam nga dugal nga waxtaan ceeg moom fu nit yaakaar ñu dem fa parce que kat nun lii mooy sunu mbir parce que mënuñoo tëb ni 1 milliard del jox ñu milliard jox ñu 2 milliards jox ñu 3 milliards wante mën nañoo def suñu sabab ànd ak barke Cheikh na Cheikh Sadbou kon lépp dina rajo te yaakaar naa ni yéen taxaw ngeen bu yàgg ba tey ñu ngi soññaate wante il fallait que dossier bi pare complètement ba ñëpp amandoo renseignement yi du kenn tey koo xam ne si tey du tey la jëkk a gis renseignement bi du kenn fii ci ñun kenn ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo parce que loolu mooy li ñuy war parce que du kenn rek lañ ko dox du ñaar lañ ko du ñett ñëpp lañ ko jox kon ñëpp war a déglu di amandoo information te information li leer mooy tey lañ ko génnee tey nag ku mu neex wax ku nekk loo waxit nga xam da nga ko sukkandiku am na foo ko sukkandiku du dëgg lii mooy li nga xam ne si moo tardé woon document moo tardé woon publication bi il fallait que ñu defar dossier ba mu tegu ci yoon ñu woo ñëpp tasaare ko ñëpp jot ci ñëpp bokkandoo ko ñu àndandoo liggéey lii moo tax affaire bi tardé léegi nag liggéey bi su fekkente ni kii na mën nañu la jox détail bi ni mu demee nga xam ni incha allahu taala bu ci yàlla àndee nii lañ ko bëgg a defare ginnaaw introduction bi ku nekk am nga koy sa kër mais mosquée bi ñoo ngi ko établir ci superficie 847 mètres carrés 840 mètres carrés bu ñu ko calculer capacité 1600 places lay doon mooy mosquée homme bi mosquée femme bi ñu ngi ko établir ci 216 mètres carrés capacité di 400 places ñu ngi jël kii bi cour centrale bi nga xam ni 2746 mètres bu ñu ko clôture bi cour bi mooy 2746 mètres carrés soo ko calculer capacité am ci ay nit mën na 5085 places toilettes yi moom superficie bi ñoo 27 mètres carrés la toilette famille mooy 19 mètres carrés aire ablution yi ak fi ñu jigéen ñi góor ñi 32 mètres carrés la morgue bi superficie am 19 mètres carrés lii mooy li nga xam ne si moo composé jumaa ji devis baa ngi ci mais mosquée homme bi 515 millions la 747 325 francs loolu moo koy defar CFA mosquée femme bi 39 millions 039 863 francs annexe bi nekk 35 millions 777 965 boo ko totalisé lépp nekk 590 millions 565 153 loolu mooy li nga xam ne si mooy li ñu entamé pour defar ko mais Cheikh Aya dafa amaat beneen vision parce que xalaataat na incha allahu taala extension kii bi centre de santé bi parce que conseil supérieur xaadir moo jël centre de santé bi mais bâtiment bi la jël mais du ñu yem foofu rek parce que dafa laaj clôture dafa laaj beneen bâtiment dafa laaj encore ay logement pour sage-femme yi ak infirmier yi
kooku bi ñu ko évaluer 225 millions la ñu war a coûter waaw kooku ci projet yi la bokk. Cheikh Aya yemul ci jumaa ji rek jumaa ji moo éminent actuellement ci la ñu nekk wante Cheikh Aya dafa xalaat yeneen yi nga xam ne si dana doxal dana baax ci Nimzaat ci dana tax taalib yi gën a féex Nimzaat gën a féex extension kii bi wax naa ko dispensaire bi nga xam ne si vraiment war nañ fa am ay maternité logement yi yooyu yëpp moom coût bi 225 millions la ak muré ko yooyu mu xalaat itam daara moderne parce que itam vraiment daara moderne am na fa solo daara moderne ba nga xam ne si dafay ànd ak logement boobu bi ñu ko estimé mu ngi toll ci 175 millions mu ni nag itam xalaat na dafa benn bibliothèque ba nga xam ne si vraiment xasaayid yeeg yëpp dafay nekk ak bépp téere ba nga xam ne si téere Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh Mohamed Fadal Maami Cheikh Abdou Khadir Jilani dañ ko fay fekk loolu itam li ñu ko estimé 85 millions lay doon ñu mu xalaat aussi ñu defaraat mausolée Cheikh na Cheikh Saad bu ba xam nga yooyu infrastructure la yaa nga xam ne si mënut a ñàkk foofu parce que nit ñi Nimzaat ñi ngi defar diggante pont au Sénégal ak Rosso ak Mauritanie su paree ñu ci bare bis bu ne pratiquement ñu nga Nimzaat parce que sorewul kon nag il faut que ñu gàttandu yooyu yëpp liggéey Nimzaat ba nga xam ne si ku fa dem mën faa toog mën faa nekk mën faa jaamu yàlla à chaque fois nga may dem Cheikh na Cheikh Saad bu ziyaare ko ñibbisi encore itam nee na xalaat na boobu xalaat la ba nga xam ne si yàlla mën nañoo dimbali ñu def ko parce que nee na bëgg a lotisser encore lotisser Nimzaat ba nga xam ne si ñëpp daañu fa mën a am màkkaan ndax Nimzaat yaakaar nañu ni dëkk buy jëm kanam la kon dès maintenant mën nañ ko def ko lotissement ba nga xam ne bu mucc ayib lay doon looloo tam mi ngi ci xelam loolu itam kiiwu ko doyu ko mu ni itam dafa xalaat ñu def ay espace ya nga xam ni ay parc automobile lañ koy def parce que li ñëw Nimzaat kenn xamuñu ko mais amoo foo gaare léegi nag ñu def ay espace ya nga xam ni fu ñu ko mën a def ñu seet fu mu jekkee fu mu rafete technicien seet ko ñu aménager fa ay hectare ay parties ya nga xam ne si oto bu ñëw da ngay gaare foofu à l'aise mën a dem sa kër mën a def lu ne looloo tam ci xalaatam yu rafet yi la bokk mu ni aussi li gën a wóor ca wér mooy su sañoon kenn du sonn diggante Nimzaat diggante Salihina ak dëkk ba loolu tam ñu xalaat ni bu ñu amoon benn piste de production piste ba nga xam ne si latérite lay doon ñu def ko nit ñi mën faa jaar ak seen oto normalement ak ci kaw aussi bu naa ne ki ñu am espèce pont passerelle ba nga xam nit ñi dañu mën a jaar ci kaw dem ba Salihina bu ko defee yooyu yëpp ay xalaat lay nga xam ne si luy dimbali nit ñi la luy simplal nit ñi la bi daal nee na ma ngoog yéen a ngoog yëf yaa ngoog lu ci waaye mën a def sa bopp nga ko defal ku ci xam lu baax andil ku ci mën a def lu baax ñëwal loolu mooy waxu Cheikh Aya gannaaw yàlla ñu koy sant di ko gërëm nag ci li mu ñu defal wax dëgg yàlla gannaaw loolu appel bi ñuy woote nag ñoo ngi koy woote ci turu Cheikh Aya ak ci turu taaliba yëpp di ko pour ñëpp jàpp ci ñëpp teg ci seen def ci seen xol ak seen xel ak seen xalaat ñu koy lancé nag un peu partout commencé côté nag notre président de la République El Hadj Macky Sall mi nga xam ne si vraiment gis nañu li mu def ci kër yi diine yëpp ñu bëgg nag mu def lu ko ëpp parce que ci kër ga ndax itam kër Chérif yi la kër doomu yont yàlla Muhammad lañu ca ku waaye def itam boo fa defee ñàkkoo ko kon ñu ngi koy jëkkal lancé appel bi bu ko defee mu taxawuñ ci jàppale ñi ci di ko lancé itam madame Faye Sall parce que gis nañu lu baax yi muy def ci réew mi yaakaar naa ne bu message bi àggee ci moom dana ci def lu mu mën yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko sutura ñu ngi koy lancé nag ci tarixa yëpp parce que waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou amuñu xejj amuñu seen ñëpp surtout yonent yàlla Muhammad moo soxla kon bu soxlaa bàyyiwuñu benn tarixa bu mën a doon rek ñu ngi lay tàllal loxo chef coutumier yi duñu leen bàyyi ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ñëpp ku nekk na nga ci def sa loxo ñoo ngi leen koy yëgal yéen ñëpp ak musulmans yëpp nag waxuma xaadir yi rek mais tous les musulmans sont concernés dans le Sénégal ailleurs diaspora bi ñëpp bàyyiwuñu kenn surtout encore nag waa Mauritanie parce que ñoo ko bokk waa Mauritanie ñoom wax dëgg yàlla ña ngi koy def ca seen siège ci seen réew wante nag bëgguñu Sénégalais yi man leen ci kon nag ñu ngi leen di tàllal loxo yéen itam ngeen. maa ngi lay tontu ci troisième question bi pour lotissement Nimzaat yi xam nga Nimzaat waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou ak Cheikh Mohamed Fadal ñoo ko séq suuf si nag defe naa ni waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou ci ñoom la dépendre ñoom ku ñu fa xajal yaa fay xaj wante daal nun dañuy fiiwu ci li nga xam ne moom la Cheikh Aya bëgg nee na daal dina ko lotissé bëgg na koo lotissé na mu koy lotissé nag kooku moom moo ko ay mbokkam ñooy xool nañ koy defee kooku moom dana ëpp suñu entendement xam naa ni daal bu paree
moom sédd nañ ci taalibe yi ak ñëpp mën nañ fa am kër incha allah ci xalaatu boppam. beneen bi mooy projet ngumba bi mooy deuxième question projet ngumba yi aussi wax dëgg yàlla am nañ ci démarche bu ñu ci mas a def ba le maire de Ngumba Cheikh Djibi Samb me prend en témoin dem nañu këram ba mu def lotissement bi ba am bayal bu mu fa bàyyi pour waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou mais nag booba aussi dafa toll fa nga xam ni amuñu woon exactement répondant ka nga xam ne si ñi nga xam ne moom la ñu mën a féetale projet boobu at xaana sunu sëriñ nag at xaana wali fondation am na projet yi mu fa am ma ngi koy viabiliser projet bi nga xam ne nag moo doon projet bi nga xam ne moo jëmoon ci waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou carrément en général amul appartenance nag kooku conseil supérieur moo ko doon dox wax dëgg yàlla wante amatuñ ci woon benn kii parce que ni mu demee la woon ñu arrêté démarche boobu même dem nañu kër maire bi ba mu wan ñu espace bi wan ñu lépp mais booba vraiment nekkuñu woon ci disposition pour ñu mën ñu ko libérer kooku xam ngeen li tax loolu mënu woon a nekk xëy na léegi bu ñu ca delluwaatee peut-être daañu fa am espace ba nga xam ne bu fekkee espace boobu ma nga fa mën nañu ko attribuer su ko defee ñu mën caa def lu ñu bëgg a liggéey. gis nañu ni 1 milliard 400 et quelques millions yi nga xam ni si mooy liggéey bi ca ñu bare jaaxle ni ndax daañu ko am incha allahu taala. am na ci ay opportunités ya nga xam ni xam nañu ko yàlla def nañu ay opérateur économique la ñu noonu macha allahu taala am nañu suñuy partenaire am nañu suñuy xarit ñi nga xam ne ñëpp wax nañu daañu ci dugal seen loxo. encore ak taalibe yi nag taalibe yi man laa gën a compter parce que taalibe yi ku nekk am na koo xam ci affaire bi fermé wul ku ci am koo xam ka nga xam ne bëgg naa defal yàlla wax dëgg yàlla boo ko joxee projet bi bu dee dërëm sax dana ko ci def amuñuy xel ñaar ni incha allahu taala daañu am lu ëpp loolu kon na seen xel dal na ku nekk bay sa tànk bay sa loxo foo ko mën a bay rek. je crois bien que man sama xel dal na ci seen xel war nañu la taalibe Cheikh na Cheikh Saad bu dëgg lu mu engagé mën na koo def bu fekkee mu ngay dëgg ca moom bu fekkee xol bi loolaa ca ne man loolu laa gëm ci yaakaar naa ni daañu ko am facilement bam lu ko incha allahu taala. stratégie yi ñuy tëral nag déjà ñoo dox nañ ci parce que affaire bi bàyyiwul kenn Cheikh Aya wala Cheikh Talibou Cheikh na Cheikh Saad Bou bàyyiwul kenn parce que chérif yi aussi jox na ma ndigal yàgg na ci koor gi incha allah man mbay mii laa ne ko woon dañuy ànd chérif bu nekk ci Dakar nga xam ne boobu mënuñoo génn Dakar. ma jox la lettre bi nga xam ni moom la ma Cheikh Aya defal malheureusement ma mën mbay dama ñëw fekk mu fee man maa sol sama daal sama oto sérif bu nekk si bi Ndakaaru dem naa ba sa kanam jox la kii bi nga ñaanal ma yàlla ku ma fekkul këram itam téléphoné naa ko ba jot ko bàyyi document ca këram ñoom ñëpp ñu ñaan ni ma incha allah dina sot kon am nañu yaakaar ne sérif yëpp yaakaar naa ni jot nañu message bi. collecte bi ku ci di sa enveloppe da nga gis liñ ci bind. tout un chacun est intéressé ku nekk fa nga nekk boo collecté numéro compte yi bu ngeen ko liiree da ngeen ko ci gis compte yi ñu koy def ku deful compte nga Orange Money wala nga Wari loo mën a def incha allahu taala li wér ci wóor mooy si ku ci joxe sa dërëm danañ ko mentionné te bu à un temps donné Cheikh Aya dana ci def kàccam wan ni jot na. ñoom beneen entité la. li wér ci wóor mooy taala li wér ci wóor mooy daañu leen jox li nga xam ne si moom moo la Cheikh Aya sant jox leen liggéey bi ni leen nag def leen ci seen loxo dégg naa nag am na ci ñu ci joxe woon man loolu concerné wu ma gisuma ko mais nee na daal nañ dem ci ñëpp wax leen quant à sas moom xalifa bi mooy sasaate man du ma sas kenn en tant que talibé laay demee en tant que talibé laay waxee ak ñoom parce que loolu tam mooy yar mooy teggit comme nun mënuñoo sas benn xalifa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou wante nag sañ nañu dem nag leen dossier baa ngi noonu jàppale leen lu ngeen ci am def leen ci luñ ca dem def nag muy noonu. ndax li tax mu changé compte bancaire boobu ak numéro orange boobu projet bu njëkk ba la woon ca jotuñu ko exécuté jotuñu cee def dara dégg naa ñu ngi doon spéculer un peu partout réagiruma parce que bëgguma frustrer kenn il fallait que ma am les arguments nécessaires et valables pour ma mën a lancer dossier bi parce que ñun ñëpp ay taalibe lañu. ca ni ko góor gi lancé woon bokkut ak ni ñu ko lancé ñu ko lancé woon am na nu mu ko bëggoon a doxale loolu mujjul dox la ca am yéen a ma ko gën a xam alors nag j'ai conservé le compte du xalif j'ai conservé le compte du xalif mais dafa maa jox autorisation bu ngeen ko lire da ngeen ko gis ci biir pour ma ubbi beneen compte à mon nom je l'ai ouvert. Cheikh Aya mi nga xam ne si mooy xalifa Cheikh na Cheikh Saad Bou di kilifa gi nga xam ne si moom initiative mosquée bi ci moom la jóge moo wax ni
ak li ko yàlla jox marta bi bu ko yàlla jox na Cheikh Mar Ndiaye liggéey bi nga xam ne si ñu ngi koy liggéey ci Nimzaat jumaa ji ñuy liggéey ci Nimzaat ci Mauritanie mu ni occasion boobu tax aussi mu joxaale ko encore lépp loo xam ne si wutum xaalis la ak fu mu ko mën a wute ak waxtu mu mën a doon ci daayira yi ci organisation yi ak fu mu mën a doon financement nécessaire bi daal teg na ko ci loxoom pour projet bi tegu ci yoon ak ku mu mën a doon foo nekk diaspora bi ñëpp jox na teg na ko ci loxo Cheikh Mar Ndiaye loolu la Cheikh Aya wax foofu. beneen bi def na ko aussi en arabe beneen bi mu def benn circulaire bi dafa ni à toutes les familles chérifiennes à toutes les familles des cheikhs de Cheikh na Cheikh Saad Bou, à tous les présidents de daïra, mouvements et associations khadres, à tous les khadres du Sénégal et de la diaspora. J'ai donné mandat à Cheikh Mar Ndiaye, coordonnateur des travaux de la grande mosquée de Nimzaat, de centraliser tout le processus de collecte des contributions financières et me rendre compte directement. Cheikh Mar Ndiaye est la seule personne habilitée à saisir les autorités administratives, les représentations diplomatiques et les organisations internationales non gouvernementales à mon nom et qualité. Cheikh na Cheikh Aya. Aya, ou le Cheikh Talibou ou Cheikh na Cheikh Saad Bou, Khalif général des Khadres, donne autorisation à Cheikh Mar Ndiaye d'ouvrir un compte bancaire pour la gestion des flux financiers destinés aux grands travaux de Nimzaat. En foi de quoi, cette présente autorisation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Les comptes, je les ai ouverts. J'ai ouvert un compte, compte Orange Money là, ak ñaari compte Orange Money sama numéro ak beneen numéro. Encore ak compte ba nga xam ne si maa ngi ko ubbi ci Cori Bank. Cori Bank mooy compte bi moo autorisé ma ubbi ko Cori Bank. beneen bi mooy compte Cheikh Aya ci boppam boobu dama ko conservé. kon ku am sa xaalis boo koy dugal mën nga dugal ci compte Cheikh Aya bi wala ci compte bi ma ubbi wala sama Orange Money wala ak foo ko mën a def vari lu ngeen mën a def noonu la. numéro yi mën nañ leen ko jox numéro compte Aya Cheikh Aya d'abord numéro bi mooy SNO 48 11 001 000 111 41 88 01 96. compte bi nga xam ne moom la Cheikh Mar ubbi ci Cori Bank mi ngi nekk 00 96 112 51 01 85. compte Orange bi wala Wari wala Wave il faut s'adresser à 77 632 76 ou bien 77 615 68 32. yooyu daal c'est les comptes habilités on l'a bien que les comptes habilités pour la construction de la grande mosquée de Nimzaat. loolu leer na nañ yaakaar naa ni comme sa dërëm boo ko ci joxee danañ ci jot. ndax lu ñëpp bokk doo ko féetewoo ci li ñëpp ko bokk te mën na koo liggéey bu yàgg wallahi azim mais nag Cheikh Aya waxul kenn ñëpp la wax man la ko teg sama responsabilité man nag lu ma am ñëpp ko bokk amul xeej amul seen je suis équidistant ci ñëpp nag amul kuréel bii amul kuréel bële amul leneen ñëpp xale ba gën a tuuti ka gën a mag ñoo ci yem dañu koy déglu di ko xool di ko xalaat di ñaan mu contribuer ci li mu man lii mooy li nga xam ne si man mooy sama option te it lii bi ma ko Cheikh Aya joxe mënoon naa daar ma daal di wax Cheikh Niang ñëw ñu defar kii mais il faut que itam nit ki li ñu la jox itam nga xam ne dañ la ko jox mais du question yaa ko yeyoo da nga ciy teg kamtalaay kàttan moo tax itam wax dëgg yàlla ma xool xam ni itam doon nañ ma suggéré ay entrepreneurs yi mag ay CDE ak kii mais ñooñu du ñooñu liggéeyal Nimzaat il faut ñu am taalibe ba nga xam ne si ku ñemeñ ka nga xam ne si dina fa mën a toog di naan poussière di naan ngelaw ca nangu moo tax ma choisir ay entrepreneurs ay gos ay xale ya nga xam ni dañoo génn ci école yi école sénégalaise yi la ñu génne ay ingénieurs ay techniciens ay topographes yëpp daal ñooñu ñoo ñëw di liggéey fii ci kër gi. parce que wax dëgg yàlla bi ma ko Cheikh Aya di jox itam nee na ma kayit yi ñu ngi ak Cheikh Daouda Gueye bi ma demee Cheikh Daouda Gueye vraiment defaragul woon kayit yi ca ma xam ni liggéey bi du liggéey bu ndaw munul document yi rek pour nga defar ko ay temps la laaj te dafa laaj xaalis bu bëri moo tax ma xam ni loolu la ma jëlaat sama initiative bopp nag defaral sama bopp dossier yi.
mu leen di fàtte di abonné wu suñu chaîne Roussat TV ak di bës cloche de notification bi leen di indi vidéo yu bees yi.